nag nit ki su nangoo nattu bi waaw ba nangu ji dund coono bu tollu noonu parce que il sait que am na lu ko yàlla dénk ak am na lu ko yàlla dencal après loolu parce que à la kulli àll dina am bés ci bési quoi il faut mu passer man xawuma Khalifa Sall mais je pense que Ousmane Tanor Dieng xam na Khalifa Sall verdictu élection yi bu ma sukkandikoo ci la presse 60% moom Ousmane jàpp na ni Macky Sall daf koy gagner les élections waaw mais Pape man xam nga man du ma bëgg a wax waxu Ousmane Tanor Dieng xam nga Tanor wax dëgg yàlla suma papa la suma waay la suma xarit la wante dafa dem gauche ma dem droite xaw ma nu ma koy waxee ci wolof nee naa ci tubaab on ne tire pas sur une ambulance Ousmane Tanor Dieng du xalel tey nu ma ko mënee expliquer ci gàttal. lu tax nga wax une ambulance. ak Tanor lu tax. alors qu'il mi ngi gérer parti socialiste. non ni mu ko war a mun gérer. mais da ngay mi ngi gérer au conseil bi ñu ko dénk. mi ngi régler ay affaire am mais mi ngi ànd ak le président ci yenn activité pourquoi nga jàppee ko une ambulance c'est quoi lu tax. waaw mais xam nga soo demee ba nekkoon candidat de candidat tu es collecteur de candidat tu es souteneur Pape amatoo avenir ci politique su ñuy waxante dëgg rek benn bu ci tegu Pape yaa ngi ne da ngay gérer parti socialiste mais parti bu nga xam ne ni amoo ci mandat pour gérer ko yaa ngi ci illégitimité yow fii su la neexee tey nga ne tel jour telle heure man maay dem faram fàcce parce que da nga am contrat. te faram fàcce bi suba amul keneen ku mën a jël tur bi dem defi beneen émission nu mu ko neexee te amul copyright amul sa autorisation moom laaj leen ko ban congrès moo ko fal dañ ko faloon 2014 congrès bi fal ko ba 2018 mandat bi jeex na. mais dàq na leen. non xam nga koy mais dàq na leen. Pape dama lay laaj dara c'est-à-dire xam nga aussi. xam nga Pape tamit xam nga Sénégal dañuy déglu. waaw xam nga Pape ñun on se considère comme étant des responsables am na lu nga xam ne du suñu cër. lu nga xam ne du suñu cër mooy ñu ne ñoom Barthélemy jaar nañ ni gis nañ Tanor toj nañ ay bopp toj nañ ay oto man Tanor mat na ma bàyyi loolu bés bu amee rek man maay am gàcce wante man su ma Tanor bëggee dàq mais xanaa Tanor dina ma jox këyit ne ma tel bureau politique telle réunion c'est réuni tel jour tel la ñuy wax notification mais sañu ko parce que bés bu ko defee dañuy dem tribunal te moom loolu lay bañ Ousmane Tanor Dieng moom xam na ñun xam nañ dàqul kenn wante dañu nekk tey. xanaa kon baare yëgoo la ci seen biir. non lambi golo la. non baare yëgoo yéen ak ñoom. contre Macky Sall. kon xanaa baare yëgoo moo am seen biir bu fekkente ni dàqu leen. waaw te dara leeru ci. waaw te nit ñi jàpp nañ ni dàq na leen. non mais am na lu ci lëndëm kon ci seen lan la. xam nga parce que moom xam na que mënuñu dàq te pourtant biir parti socialiste texte yi prévoir na ñu mën ñu dàq mais dafa am foo koy jaarale. tey Tanor su ñu doon woo kan moo ñuy déglu ñun ñu ñëw maison du parti socialiste département de Dakar ñun kañ moo ñuy déglu xanaa kon dañuy indi GIGN ñu vidé ñëpp mais kan moo ñuy posé ay questions yow Barthélemy est-ce que parti socialiste nga bokk am déet lu tax nga wax lii lu tax nga def lii man dama àndoon ak Tanor ne ma nous avons un projet de société pour liggéeyal Sénégal ñu dem ba ci biir Tanor ne ma bon man mënatuma bëggatuma dematuma yéen tamit bu leen bëggati bu leen mënati bu leen demati kon maintenant dañuy jàppale président Macky Sall ma ne ko père mu ne ma naam doom ma ne ko demal man leneen lay dem doxi parce que man damaa jàppalewul kenn man Sénégal lay jàppale Khalifa Sall dama ànd ak moom ma am yaakaar bu bëgg a liggéeyal Sénégal wante président Macky Sall lu mu waxoon ci campagne bi su ma faloo dinaa def juróomi at dinaa def 500 000 emplois. dinaa def mais da nga ko jàppale woon président Sall. mais bu baax a baax waaw da nga ni doo jàppale kenn da nga ko jàppale woon aussi. mais dama ko jàppale parce que dama ko gëmoon second tour ma nekkoon ci kaso bi bind bataaxal mu am ay waa PS ñu bëri tey ñu nekk fii di ubbi seen gémmiñ ay président Macky Sall moo gën ci réew mi ñoom ñëpp dañu doon dem palais ci Abdoulaye Wade doon jël ay enveloppe ma nekk ci kaso bi ma yëg ko bind bataaxal ne képp kuy doomu socialiste na nga ànd ak fulla ak fayda. respecté leen seen parole yéen ñaa leen waxoon ku jàkkaarloo ak président Abdoulaye Wade second tour moom ngeen di woteel tey yàlla dogal na ne du candidat socialiste candidat Macky Sall la moom la ñuy jàppale loolu mooy dëgg te tey su nekkoon dem à refaire je refais la même chose wante nag Abdoulaye Wade wax naa ko ci ay plateau dama koy jëggalu parce que du moroomu gaañee du seen morom moo leen gën fuuf ñii dañu bon dañu iñaan dañu soxor non dañu soxor ils sont méchants Abdoulaye Wade politicien la woon mais il n'était pas méchant te Abdoulaye Wade dafa amoon limite ak doomu aadama am na fu nga xam ne Abdoulaye Wade dafa egg ak yow parce que adduna moo ko jarulul quoi
ñii na ma yàlla baal wax dëgg yàlla affaire bi day ñuroo leneen quoi day ñuroo leneen. non boo ma waxee ci l'affaire parti socialiste la ñuy des ba tey Ousmane Tanor Dieng dàqu leen kon ba léegi yéen ay socialiste ngeen. bien sûr nous le sommes te dañ koy revendiquer. ci naka ci ban instance ngeen mën a siéger lan ngeen mën a def ci biir parti socialiste. mais parti socialiste amatul instance parce que congrès bu ñu faloon ñu ñëpp 2014 congrès boobu mandat bi mu ñu joxoon jeex na mooy comme tey su ñu waxee tey président Macky Sall élection président février 2019 mu ne non moom da koy yóbbu ba décembre wante boobaa su ko neexee mu def ko wante février ba décembre mais signature yu Macky Sall est-ce que dina valable banque centrale est-ce que dina valable au FMI à Washington et à la banque mondiale lu tax suñu la falee nga nekk président bu bees ngay dem conseil constitutionnel pour jurer mais parce que lu ñu fay signer mais ça va dans ces institutions président Gbagbo bu ñu koy xeex premier xeex bu ñu xeex pour mën a wàññi dooleem mooy lan dañu changer signature bi à la banque centrale c'est ça la vérité dañu changer la signature de la Côte d'Ivoire à la banque centrale mais parce que. lan nga bëgg a wax foofu ci parti socialiste lan nga bëgg a wax lu ma bëgg a wax tey yow sa mandat jeex na depuis le premier trimestre 2018 yaa ngi wax ne ni que secrétaire général du parti socialiste nga ba tey waaw su la neexee loolu sa xalaatu bopp la wante ban légitimité nga am yan ana coordination yu la fal ana département yu la fal ana région yu la fal maintenant nga téye parti bi tas yaakaaru gaañ yi ñii nga leen di gëmloo ay poste naan leen yóbbu ay haut conseil naan leen yóbbu mais yóbbuwul kenn fenn te parti tamit parti un temps soit peu parti balaa ñuy waxu poste mais dañuy wax waxu vision waxu principe waxu projet de société man loolu mooy su ma gis-gis mën naa juum mais nag su ma ko caricaturé ma ne ambulance on tire pas sur une ambulance suy pimpon di dem mais fu mu jëm mais kenn du ko xëccoo ak chauffeur ambulance bi parce que wala mi ngi dem ci armel wala mi ngi dem ci hôpital wala mi ngi dem ci accident mais kooku amul kenn ku fa bëgg a dem c'est-à-dire que lu ma bëgg a wax ni te yéenewuma Ousmane Tanor Dieng ay armel ak yooyu non mais dama koy caricaturer ça veut dire que l'ambulance elle ne part surtout pas à un baptême voilà te ñun wax dëgg yàlla ay xale yu ndaw lañu dañu am yaakaar que ëllëgu Sénégal dinañ ci bokk comme yow ne nga ko yow bëggootoo bokk ci ëllëgu Sénégal parce que gisatoo sa bopp ci ëllëgu Sénégal soo ñu mun lay jàppale ñun lu ñu jàpp mooy da ngaa iñaane sa ndono comme ñun da nga ñu iñaane waaw maintenant soo ñu munulee ñaanal boobaa ñun ñu ànd ak suñu fulla suñu fayda suñu gëm yàlla dem doxi suñu wërsëg lu ñu am jël. d'accord Soham El Wardini dafa remplacer Khalifa Sall ci mairie bi ma gis yéen ñëpp ngeen kontaan ci mais aussi man li ma ci jaaxal moom du militant parti socialiste. AFP la bokk donc lan moo tax ngeen bëgg a tirer couverture bi yéen ñi nga xam ne da ngeen ànd ak Khalifa lan la. non d'abord Soham El Wardini kooku moo nekkoon suñu candidat. parce que Khalifa Sall daf ko wóolu ñun tamit ñu wóolu ko lu tax ñu wóolu ko dañu gis taxawaayam gis tamit doxalinam te du lu commencé démb wala bërki démb 2009 ba tey mi ngi commencé bëgg a yàgg te man Soham El Wardini mën naa seede ci Soham El Wardini parce que conseiller municipal le maire moo Sacré-Cœur donc yaay la ci man xiiful marul te am na lu ko àdduna jarul te dafa gëm yàlla Khalifa Sall musul wootee PS ville de Dakar moom benn parti politique la mës a wootee ville de Dakar mooy la ville de Dakar moo tax sax mu amoon ñu bokkoon ci ñun ay PS doon saaga Khalifa doon ko xas ñeneen di ko saaga parce que suñu doon jël Parcelles Assainies mais Khalifa Sall musul du ma wax musul gëstu waa PS wante musul dugg Parcelles Assainies di calculer ay PS non PS. D'accord te Moussa Sy du ma bàyyi ma wax lu ma neex Moussa Sy lu mu jot a am ci Khalifa Sall ci ay pavage ci ay projet ak yëpp am na ay maires socialistes yu bëri musuñu ko am ci Khalifa Sall. parce que Khalifa Sall nu mu doon xoolee Moussa Sy mooy maire u Parcelles Assainies te Parcelles Assainies c'est tant d'unité c'est une population importante donc dañu nar a jàppale. D'accord Parcelles. waaw mais est-ce que yaakaaruloo ni foofu itam Khalifa mën nañu jàpp ni dafa juum parce que ku mel ni Banda Diop bu fekkee dafa bokk parti socialiste bokk ci maire wu taxawu Dakar nekk candidat est-ce que rafetul woon moom mu jàppale ko à la place de keneen mérité wu ko woon moom Banda soutien wu Khalifa pour yow. mais du question de PS ou pas PS mais dafa amoon benn bureau municipal mais bureau municipal bi. et d'autant plus que mu fekk ko ba kaso ñoom ñaar ñu waxtaan mu jox ko kàddoom ñaanal ko d'après li Banda wax. mais Banda lu mu wax sax ci ñaanam ci ñaan boobu man mën naa ko seede am na Khalifa Sall ku ñëw ci kaso bi ba ci garde yi daf leen di ñaanal
parce que Khalifa Sall dafa amul noon xam nga Barth sax day xuloo Barth day xeex Khalifa du xulo Khalifa du xeex Khalifa amul noon man damay nangu di ko defante ak gaañ yi moom du ko defante moom daal moom jàmm lay dox